ajibo dayala ayama sharalin siwal jinni ini rasulullah ilaykum ajibo dayala ayama saral insi wal jinni inni rasulullah ilaykum leram ga jo lina bani ti waloy leral na rew mit badem Côte d'Ivoire leram ga jo lina bani ti walo leral na rew mit badem Côte d'Ivoire salay rasulullah bay lay mu baax may lay walay li baax salay rasulullah bay lay mu baax may lay bismillahi rahmani rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim am naa yaakaar ni mbokk jullit yi baat boobu ngeen dégg mu jub ñu ubbee ko waxtaan wi kenn du laaj lu mu wund muy benn bis boo xam ni moom la génn góoru yàlla ubbee woon àddina muy appel bi ñu jóge ci barki démb incha allah bu nu yàlla dimbalee mu am beneen xew-xew ba ñu ciy sof nga xam ni benn mbër ci mbëri yàlla yi moo ko fakkoon muy Seydi Abdoulahi al ibnul xalifatul akbar muy yoonu Côte d'Ivoire mu dem fa ay yoon ngir moom mi yàlla jagleloon mission bi moo jagoo woon loolu tey jii nag comme addina bi fii mu toll du ñëpp war a wax waaye du ñëpp war a noppi ñooñu war a wax nag kenn ci ñoom moo jóg sof yoon woowu muy Serigne Cheikh Mbacké Laye Gaynde Fatma war a ànd ak njaboot gi ñu dem Côte d'Ivoire ci kattanu yàlla et comme nag maga ko sampoon muy Seydi Abdoulahi ku dem Côte d'Ivoire ca ba muy commencé dem fa ba ñu fa mujjee nga xam ne ku yokkul yaa wàññi macha allah la ne Côte d'Ivoire foofu rek la ne ci kattanu yàlla samp mag nag moo mel noonu kon nag ñu ngi jox Seydina Limaamu Laay Seck mi nga xam ni moom la fa yàlla samp mook daayira ba mu fa nekkal ci kattanu yàlla ñuy wax mbir moomu nan lay tëddee incha allah yal na nu yàlla defal ndimbal ba ñu fekk ko ak jàmm te ki nga xam ne mooy jiite yoon wi yàlla dolli ko dimbal parce que borom jàmmalaay bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la xawla wala quwwata illa billah ali azim ñi ngi nuyu jotaay bi waaye di jiital sunu nuyu xalifa Seydina Limaamu Laay muy sunu baay Mouhamadou Mokhtar Laay yàlla na fi yàgg te wér yen bi ko yàlla yen yàlla na ko yàlla oyofal sang bi ñi ngi lay ziyaar di jaare ci yow di ziyaar di nuyu ahlu baytu rasul yépp di kontaan ci yow di am mbégte ci daje bi ñu daje ndax daje bi lan mooy solop daje bi lan mooy maanaam objectif bi li ñu dajale mooy ni ko Seyna waxee préparer xew-xew bi ñu dëgmal gannaaw bu ñu célébrer 142e anniversaire de Seydina Limaamu Laay al Mahdiyu fii ci Cambérène Ngor ak Yoff bërki démb ñi ngi dëgmal Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire nag dafa am secret sëriñ bi dina koy wax secret Côte d'Ivoire mooy baatin bi mu lalu
baatin bi mooy sëriñ Ablaay mu tedd ma yal na yàlla dolli leeram moo fa ñëw mission ñëwaat fa mission ñëwaat fa mission te fu mu wàcc yàlla barkeel ko barke boobu moo topp ña fa nekk naam bariwuñu waaye fu ñu nekk te sëriñ Ablaay jaar fa àddina bépp dinañ leen dégg loolu mooy secret Côte d'Ivoire ci ndigalu xalifa bi ak kilifa yi ngànk diine ji waa daayira Laayeen de Côte d'Ivoire ñu leen di dàkkantale les saaba de Seydina Limaamu Laay al Mahdiyu Bayraan mu baax ma moo leen joxoon tur wi ñooy préparer appel bi et diggante boobu ak léegi 2019 ba ñu mujjee def appel ak ren ji lu bari xew na fi sunu baay bu baax bi Baay Ablaay wujju na boroomam waaye it doomam ju baax ja tedd ji muy sëñ Mor Laay fekki na ko te ku xam sëriñ Mor Laay ak digganteem ak ba sëriñ Cheikh xam ni loolu mbir mu tiis la ndax sëriñ Mor noppeeguñu di ko jooy te jugagul sunu xol digagul sunu xel te ñi ngi koy dolli ñaanal fa mu tëdd yal na yàlla dolli ay leeram yal na yàlla yëkkati ay martabaam amoon na taxawaay bu rëy ci appelu Côte d'Ivoire bi mënuñu yëkkati kàddu ci kanamu sëriñ Cheikh kanamu saaba yi toog te fàttalikuwuñu jëfuk sëriñ Mor gunge bi mu doon gunge sang bi di ko wéttali di ko accompagner ci xare bi ñuy xare Côte d'Ivoire mbir mi nag dañu jàpp date bi mooy le 26 mars le 26 mars mooy samedi dañu ne ren dañu bëgg a innover maanaam beesal ndax at yi passé dañ daan def appel ci forme conférence sang bi di waxtaan ci ngoon gi diggante tisbaar beeg tàkkusaan te comme yàlla dogal na ci diggante bi Covid bi jaar na fi ñu toog ñaari at organiser wuñu ñu ne ren daal dañuy ñaan yàlla ci kàttanam mu may ñu def ko ay gàmmu def ko gàmmu commencé ko samedi 26 mars ci 23h ba 4h30 du matin ndax ñu yaatal waxtaan wi yaatu sikar si yaatu te ren te mu jàng yi mooy incha allah le tawhid en hommage à Serigne Abdoulaye Thiaw Laye ak doomam Serigne Mor Laye donc tawhid rek la ñu bëgg guddi googu ak waxtaane këru diine yi ni ko sang bi bëggee comme Serigne Baye Ablaye dafa bëggoon tawhid Serigne Mor moom la daan dundee ñu ne nag kon boog temu ren bi moom na tawhid bi bari rek ñu jox Serigne bi moom dina xam nu muy duggee ci këru diine yi loolu mooy programme mu gàmmu gi waaye balaa loolu dañu bëgg délégation yi incha allah bu ñuy ñëw ñu ñëw le jeudi 24 donc moo tax ñu lancé message ne appelu Côte d'Ivoire incha allah ñun une semaine lañ koy célébrer du 24 au 31 donc délégation yi bu ñu ñëwee le 24 dinañ leen dalal jëli leen organiser ko ni mu waree et dinañu fexe it ba le lendemain vendredi après-midi bi ci ndigalu sëriñ bi ndax ñun samedi lañ jàppoon mu delloo si ñu nañu ajuma bégal nañu def kaamil bi ajuma ñu yemale ko def ko kaamil bu ñu jullee juma ba pare ñu def kaamil bi tisbaar ba takkusaan ñu julli sikar tas léegi bu samedi ci guddi nag incha allah ñu préparer reer dem ci jàng ya fanaane jàng loolu mooy le samedi 26 incha allah le dimanche 27 sunu xarit bu baax ba dëkk Abidjan ak ñun muy Cheikh Adi Faye oustaz Adi nga xam ni mooy président du collectif des imams et oulémas sénégalais de Côte d'Ivoire moo leen boolee jiite dafa ne ma ren dañu indi benn lu bees dañu bëgg associer appel bi ak journée Baye Niass bi ñuy def chaque année en Côte d'Ivoire xam nga at yee passé defuñu ko ndax Covid bi alors ren ñu ne dañ koy def le 27 le dimanche 27 ci journée bi yëpp la mais ñun comme dañ ko jagleel Seydina Limaamu alayhi salaam mu ne bëggoon na sang bi ak kilifa yi ñëw ci appel bi ñu agsi fa ci après midi bi fekk ñu noppalu ko dimanche bi ba pare bu ñu dalloo après midi bi incha allah ñu ñëw ci journée Baye Niass bi ñu ngi koy defee Adjamé
ndax aadi war nañ ko delloo njukkal ndax dafa am taxawaay bu rëy ci daayira bi am taxawaay bu rëy ci diine ji foofu ci Côte d'Ivoire. Le lendemain lundi ñu noppaluku def coulisses yi ci kër ga niñ ko daan defee le mardi ñu waxtaan def coulisses yi ci kër ga le mercredi incha allah ñu def maanaam sunu cérémonie de clôture maanaam yeewi bi ci beneen kër gi. Ouverture bi kaamil bi ñu ngi koy defee kër Ndey Fatou Touré clôture bi ñu ngi koy defee kër Awa Diagne donc noonu lañ ko jàppee ci lépp waxtaane ko ak sëriñ bi ba mu validé ko maanaam amuñ ci benn réero et balaa may sori aussi di leen yëgal ni aussi sunu ñëw bi dañu bëggoon a ànd ak sunu marraine Maimouna Ndoye Seck biig jokkoo nañu ba 21h nee na dafa bëggoon a ñëw waaye tey dafa am réunion toute la journée moo tax mais bëggoon na teewee jotaay bi donc moom it réeroowuñu dara ci démarche yi ñuy def mi ngi ñuy aider ci lijjanti yeeg organisation bi surtout mbirum avion yi mooy laaj bu gën a bari papara nag may sonj léegi ne ma papa Limamou noo leen foo leen toll ci avion yi et cetera billets yi mais loolu day jafe pour ma wax leen billet bi temps la mais li ma mën a wax rek mooy 200 000 bu tegee du bari ndax am na compagnie yoo xamante ni dañuy gën a moins cher que ñeneen ñi te sécurité bi ñun moom la ñuy seet ndax booy déplacer ay mbooloo il faut nga mettre leen dans de bonnes conditions surtout la sécurité. On a pris toutes les dispositions pour que incha allah ñu am ko billet yu yomb et des conditions de sécurité assurées mais fii ak fan yi dinañ ci gën a communiquer. dañ leen di jox benn numéro ngeen jël ko 78 188 47 47 je répète 78 188 47 47 kooku mooy sunu contact fii ci Dakar ku bëgg bindu pour dem appelu Côte d'Ivoire na nga ko woo nga jox ko sa tur ndax li ñuy faciliter billet yu yomb yi mooy compagnie yi ñu làmb yépp dañ nañu il faut ngeen wax ñu ñaata nit a bëgg dem ak seeni tur mais li wóor ba wóor nee naa leen dañu jógee ci xew te jamono dafa naqari donc mënuñu fay plus de 220 000 210 000 pas plus donc ñu ngi négocier ci loolu mais damay bañ sama kàddu jiituma te amaguñu confirmation moo tax mais xam naa ni du sori loolu te compagnie bu wóor lay doon te dinañ am ku ci nekk 2 valises de 23 kilos ak un trolley de 10 kilos mais beneen information bi ma bëgg a passé mooy affaire Covid bi ndax am na tuuti waxtaan débat sànq ndaak mi ngi ma naan dañu génne décision boo xamante ni en Côte d'Ivoire ak seegul fii Sénégal mais ma xam ni des na comme aujourd'hui nous sommes le 9 te incha allah le 24 la délégation yi di commencé amaana am na ñu bëgganteel a ñëw loolu wàññiwul dara mais le 24 le grand nombre bu ñuy ñëw je pense que situation bi dina gën a leer bu boobaa je pense test Covid yi dootu ko aaju mais li am solo ba am solo mooy ku def test Covid ba am sa carte bu wane ni def nga ñaari doses yi kooku test PCR bi dina la wàcc moo tax ndaak suggéré na ma bu ñu demee Côte d'Ivoire ñu jéem a gis ministre de la santé ñu contacter ko ñu mettre ñu en rapport avec les autorités aéroportuaires pour ñu oyofal ñu entrée bi en Côte d'Ivoire. On va bien entendu associer l'ambassadeur et les autorités de Côte d'Ivoire le ministre de l'Intérieur ak ñoom ñëpp sëriñ bi ñu ngi dalal sa xel seeni lettre dem na bind nañu leen sapeur pompier police ndax booy déplacer mbooloo dëkk ba dëkk il faut nga jël sa ay dispositions sa ay matuwaay donc pour dalal xel yi li ñu war a def côté boobu yëpp def nañ ko sa xarit imam bu grande mosquée de Treichville aussi Kane Mouhamadou Racine Kane seeti nañ ko yëgal nañ ko bés bi wax ko ni ci buntu jumaa ji foofu la ñuy defee gàmmu gi mu kontaan si rafetlu ko fi may tëjee mooy daayira bi nekk Côte d'Ivoire ñi ngi kontaan di remercier sëriñ bi ñëpp président vice-président surtout sa xarit Malick men sa mos Malick nga xam ni
tàyyiwul sonnul mi ngi propagande mi ngi recherche des moyens ku nekk ku baax ku mu xam mi ngi koy woo ñëwal ci daayira bi ñëwal jàpp ci et cetera ñoom ñëpp ñi ngi takk seen ndigg taxaw commencé liggéey bi préparé di teeru di xaar gan yi ñoom daal sëriñ bi ñi ngi gën a feddali sunu kóllëre ak yow ndax wax dëgg yàlla sunu ànd bi ni ñu jiitee daayira bi gis nañ ci sunu bopp gis nañ ci yokkute te gis nañ ci njariñ wax dëgg yàlla ndax c'est pas parce que ñi ngi toog mais dëgg boo ko gisee lu ne fàng kenn du ko jeex Serigne Cheikh dafa disponible macha allah foo ko woo mu ñëw bu dee xew bànneex dina dagg soxlaam ñëw barki dem mariage doomu ndaag bi bu dee xew naxar dina ñëw ànd ak nit ñi dem ci Almere dem taxawu leen et cetera bu dee Côte d'Ivoire sax dëj bi Côte d'Ivoire la du jógee téléphone di ñu woo di ñu nemmeeku di xool foo leen toll dem ngeen Almere et cetera et cetera sëriñ bu toll noonu nag disponible noonu boo ko amee bu jotaay yi amee da nga koy remercier franchement da nga koy remercier fi ci mujjee mooy daara ji dama ko bëggoon bàyyeeg ndaak sax waaye daal damay introduire daara ji rek yem foofu ndax ñoom ñooy principal concerné maa ngi sant di gërëm di ñaan xew-xew bii ñu dëgmal yàlla nañ ci yàlla defal ndam yàlla nañ ci yàlla defal sutura yàlla def ci poos yi dara ba ñu bëgg a ñëw ñëpp ñëw incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina seytaane rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci turu daayira Côte d'Ivoire ñu koy wooye Saaba Seydina Limaamu parce que jigéen ñi ak góor ñi tamit jox nañ ma ndigal pour ma wax ci seen baat ñu ngi leen di xaar ba ñu santee yàlla ak Baye Laye ak Seydi ñu ngi ci préparatif yi ñu ngi leen di xaar ñu ngi am yaakaar tamit ci yéen il faut dire que bi ñu ñëwee ba léegi tamit ñun ñi nga xamante ni ñoo jóge foofu ñu ngi def de gauche à droite ñu ngi def de telle sorte que ñu am vraiment le monde qu'il faut pour ñu nit ñi mën a dem Côte d'Ivoire sëñ Cheikh tamit ñu ngi koy gërëm parce que bi limaam bu jëlee initiative daara ji franchement découragé wuñu mais teg nañu fu jub ñu ngi leen di gërëm parce que li ma waroon wax parce que suñu président bëggul nag souvent ku koy gërëm loolu man je suis déjà chose donc mais mi ngi def effort yu bare donc dañu koy ñaanal toujours Cheikh nga ñaanalal ñu limaamu mi ak waa këram bu sëñ Cheikh jógee aéroport bay dugg si ci kër gi ñi ñëwoon ñëpp teeru ce qu'il faut c'est-à-dire bala bu kenn génn di dem gauche ou bien droite ñun teeru bu rëy la ñu ko bëgg a teeroo donc bu kenn dem fenn entrée Cheikh ci kër limaamu lu ñu bëgg mu nekk entrée bu rëy nañu ko teeru bu rafet entrée bi bu kenn manqué asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala imamillah wa alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ñuy déglu di ñu seetaan nu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan ci yàlla suñu kàddu gi yàlla na leen fekk ci jàmm ak sutura ak xéewal xam naa kàddu yu gàtt muy kàddu xalifa bi ginnaaw bi nu ko ñaanalee yàlla na fi yàgg tam wér yàlla defal ka njaboot gi yëpp ci góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi kàddoom mooy ndigalam ci ndigalam lañu am yéene waaj dem Côte d'Ivoire di ñaan yàlla ci barkeem yàlla defal nu jàmm ba ñu àgg ak jàmm fekk fa jàmm lépp loo xamante ni nag waroon nañ ko wax Limaamu Laay Sekk wax na ko damay préciser nag
Limaamu Laay Seck mii mooy doomu sama baay Mamadou Laay Seck mi nga xam ni moo doon secrétaire particulier bu Chérif Abdoullah kon limaamu mi ñun ñëpp ñu ngi maasa di ko ñaanal ëmb daayir bëri yëpp ci taxawaayam bu rafet yàlla na ko yàlla defal ndimmal ak njaboot gi yëpp kon nag mbokk yi woote baa ngi noonu bàyyiwuñu kenn ku mën a ñëw jàppale ñu rek ni ñu ñëw jàppale ñu rawatina ahlu bayt yi ñëpp maa ngi leen di woo ku mënul demit nag nu ñaanal ndax lii ci jihaad la bokk kon nag ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn laay mun muxtaar lii daal laa amoon ci lu may wax maa ngi soññi ñëpp ah man nag suma invité d'honneur mooy soxna Maymuna Ndoye Seck mooy sunu invité d'honneur kon moom itam ñu ngi koy woo di woo kilifa yëpp di ñaanal nag ñaari réew yi wala adduna bi yëpp waaye xassa nag ñaari réew yi ndax itam Sénégal mooy Côte d'Ivoire yi Sénégal kon nag suñuy njiit président de la République Alaaji Macky Sall ñu ngi koy ñaanal ndax ci loxoom la ñu ne waaye bu ñu demee fële it Côte d'Ivoire ci loxo Alassane Ouattara la ñuy ne kon noo ngi ñaan suñu ñaari réew yi ak li ko wër yëpp yàlla na fi yàlla def jàmm lii moo doon kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne fépp yàlla yaay ki mën lépp yaaya bal limaamoo yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne fépp mbur yàlla yaay ki mën lépp yaaya bal yaa rabbana yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne fépp bur yàlla yaay ki mën lépp yaaya bal limaamoo yaa rabbana yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne fépp mbur yàlla yaay ki man lépp yaaya bal yaa rabbana yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne fépp bur yàlla yaay ki man lépp yaaya bal yaa rabbana yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne fépp mbur yàlla yaay ki man lépp yaaya bal bàyyi lay yoo fi géej la feero dotti réew mi ay leer raw na jant ci leer yaa ñu doy yaa rabbana yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne fépp mbur yàlla yaay ki man lépp yaaya bal bàyyi lay yaay ndawal borom bi yaay njiital yoonam be nan ko roy ci yoon be yaa ñu doy yaa rabbana yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne mbur yàlla yaay ki man lépp yaaya bal waaw waxlu laay raw ngeen seeni maste am ngeen cër bi gënte xam ngeen moom ma doy yaa rabbana yàlla yaay ki moom lépp yàlla yaay ki ne fépp mbur yàlla yaay ki man lépp yaaya bal waaw yàgg mooy daan yaa ñu doy yaa rabbana ñant war la bég leen gën du wel ku bam yàgg mooy daan bàyyi lay gëm ko cër la bég leen weddi yal ku xam ngeen yàgg mooy daan yaa ñu doy kenn mësul gis loolu wa bi hurmati la ilaha